man jàpp mooy tey tàmbali nañu xeex bi si wàllu yoon lu tax ñu tàmbalee fii dañu amoon délai bu gàtt boo xam ni tey moo doon délai bu mujj bi werante la nii nee nañ suba la nii ni tey la mais ñun li ñu gënal moo doon ñu def ko tey déposé nañu requête bi député opposition yi si ëpp signé nañ ko mooy ñi nekk Dakar am na ñoo xam ne signé wuñ ko parce que nekkuñu Dakar mooy député groupe Liberté et Démocratie ak non inscrit sama jigéen ay dëmbooj coordonné ko léegi ñaar fukki député ñoo ko signé ñeneen ñi nekkuñu Dakar même ñun suñuy député yu bëri ñu ngi si tournée nationale u PDS bi loolu wane ni saisir nañu conseil constitutionnel bu nit ñi nag jaawalee di wax loi constitutionnelle kenn du ko attaqué pour inconstitutionnalité ñun defuñu loolu xam nga ñu lu ñu def liggéey bu xarañ bu wane ni si biir loi bi dafa am ay dispositions yoo xam ni disposition législative la du ay disposition constitutionnelle disposition législative yooyu dafa tebbi yoon comme tebbi na yoon juge bi daf ko war constater su ko constater loi bi dootul man taxaw su fekkee ni nit ki kat amatul ay tànk dootul taxaw ñun dañu fexe ba loi bi bañ am ay tànk yu mu taxawee ñaareel bi mooy sunu règlement intérieur koroog assemblée nationale daf ko violé li mu def vote sans débat ak amendement bi nga xam ni dañ ko dugal di amendement ay meeru nan ko defee dëppoowul ak li sunu règlement intérieur def si loolu lan ko sukkandiku pour wax ni kat war nañu annuler lii requête bi il faut que borom xam-xam yi gis que xam ni requête bu xarañ la balan see mën tontu kon tey li ñu def mooy tàmbale bi suñ fi jógee aussi daanu dem cour suprême décret bi nga xam ne dafa saisir assemblée nationale suñu ko annulé booba la assemblée nationale dogal dootul man taxaw nee naa leen nit pour mu man taxaw il faut mu am ay tànk comme mënuñu attaqué jëmmu loi bi ay tànk loi bi la noo attaqué ba nga xam ne loi bi dootul man taxaw suñ fi jógee aussi mën nañ dem CEDEAO mën nañ dem Union africaine am nañ ci ay xalaat yu wóor yoo xam dañ ko sukkandiku si ay atte yu wóor yoo xam ni am na CEDEAO comme am na cour africaine ñu mën fa jëlee ndam kon daal li ñu bëgg mooy loi bii nga xam ni tegul fenn dafay jalgati yoon conseil constitutionnel annulé que su ko annulé parrainage man wéy na mu war a wéy bu leen fàtte ni convoqué nañu corps électoral bi soo xasee convoqué corps électoral bi mën loo changer les règles du jeu li tubaab tuddee les droits acquis loolu daf fi am looloo tax nañu wéyal la fi amoon mu wéy ba nag beneeni jamono ak beneeni élection ñuy soog a mën xalaat règle yu bees yoo xam ni war nañ ko mën jëfee. est-ce que combat bi leader yëpp jàpp nañ si ñu si xel day dem ku mel ni Idrissa Seck mi nga xamante ni duñ koy faral di dégg ci. Idrissa Seck nee na àndul si parrainage bi wax na ko ba mu leer mais moom nee na li mu bëgg mooy ñu dem CEDEAO ñun wax nañ ni daanu dem CEDEAO taxul nag ñu mën tàmbalee Sénégal xeex bi suñ tàmbalee Sénégal xeex bi mën nañ fi amee ndam te suñ fi amee ndam loolu moo gën yomb nga dem CEDEAO parce que CEDEAO mën nga toog lu yàgg te soo demee CEDEAO du tax loi bi day continuer te ñun recours bii nu def président du mën promulguer loi bi tant que recours bi attewuñ ko comprendre ngeen loolu xel moo xam ni bu am solo la soo doon dem CEDEAO du tee président dafay promulguer loi am continuer di wéyal kanamam di jëm kanam par contre nag ñun lii nu def dana tax kenn du mën promulguer loi bi te li nu def nag wax dëgg yàlla dañ si ànd ak yaakaar bu dëgg dafa ni magistrat yi ñoom am nañu conscience magistrat yi gëm nañu yàlla magistrat yi daanu xam ni peuple bi moo leen teg magistrat yi daanu xam ni xaalisu peuple bi moo leen di fay loolu yëpp suñ ko jëlee di ñoom daanu atte yoon ñun laajuñ leen dara du dul nu atte yoon peuple bi loolu la leen laaj te ñu ngi leen di déglu foofu. bu sottiwul nag lan lañ mën a xaar. su sottiwul mën nañu dem CEDEAO mën nañ dem Union africaine te aussi am nañu yeneen i pexe bu leen fàtte ni yemale wuñ ko si yoon rek waaw commencé nañu wàllu politique bi jëkke nañu def manifestation le 19 avril léegi alxames bi nekk gannaaw alxames bi nga xam ni dañu décider dem Thiès alxames bi nekk fas yéene nañu def les jeudis de la résistance daanu woo sénégalais yi si nan lan koy defee ba yàlla def nu ñu may ndam duñu bàyyi si politique bi duñu bàyyi si wàllu yoon ki
parce que dañu gëm ni lii fa mu jëmee Sénégal ay fitna rek lay indi si biir Sénégal moo tax ñëpp war ko xeex. ndax mën nañ xam conseil bi ci ban diir la leen war a mën a doon. conseil bi am na procédure particulière yoo xam ni am na nu mu koy traité moom mën na seet ba xam mën na décider ni damay statut d'urgence imposer délai mën na jël délai normaux yi pour doxal ko loolu yëpp il faut que ñu déglu si conseil bi bëgguma leen jiitu seen doxalin. jërëjëf. député yi kese quoi.